asalaamaaleykum mbokki internet IBTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm tey nag dañoo am daanaan bu mag a mag kii di Bamba Tall la nekk responsable fii ci coalition Aar Sénégal mu nekk jàmbaar ñu fas yéene ko dalal waxtaan ak moom ci ay mbir yu ñu dëgmal fas yéene ko liggéey ak askan wi. Bamba ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay DJ ñu ngi ay ziar bu baax a baax ñu bëggoon ñëw si kan mooy Bamba tout d'abord. waaw d'abord damay tàmbale salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu sénégalais yëpp di nuyu aussi sunu mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers donc li nga xam ne mooy UB TV donc di la ziar sama frère di nuyu ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp d'abord di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaal Sénégal yëpp maanaam xew-xew tiis wi nga xam ne moo am ci Sénégal muy liir yooyu nga xam ne fukk ak benn yi nga xam ne ñoo tàkk ba jeex fa li nga xam ne mooy Tivaouane mu nekk nouvelle boo xam ne nouvelle bu métti la sénégalais yëpp métti du ko ñuy ñaan suñu borom yooyu mel noonu suñu borom gëjal ko fi ba nga xam ne maanaam dootut am di nuyu rek sénégalais yëpp di leen wax ne ñu ngi leen di massawu ci aussi ki nga xam ne mooy Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne fan yii rek génn na àdduna di ko ñaanal suñu borom xare ko àjjana te yéexee ñi fi des ñëpp incha allah. waaw Bamba ñu gis ni dangaa nekk ci benn parti bi ñu naan réewum ngor ànd ak tamit coalition bi nga xamante ne mooy Aar Sénégal Bamba fan la jaar ba agsi foofu. waaw question boobu dañ ci sawar a tontu ginnaaw loolu dafa am loo xam ne laaj nga ma ko te dañ ciy ñëwaat donc Bamba Tall dafa nekk benn ndaw boo xam ne. ñuy wax benn instituteur de fonction nekk di exercer ci dans la fonction publique yàlla dogal mu nekk ndaw am ay ambition jàng ba suñ borom may ko ay lijaasam tey mu toog dem ba nekk di jàngale donc mu nekk fonction boo xam ne tey jii ñu ngi koy exercer ak amour ndax képp ku bëgg sa réew defe naa da ngaa war a jàpp ci li nga xam ne mooy développement bi ndax développement bokk na ci éducation. ka nekk ci di ci dox kon loolu ak cant la di sant rek suñuy waajur yi nga xam ne encadré nañ ñu tey ji ba ñu réussir ba mën a taxaw di accomplir loolu beneen bi nag mooy li ñu laaj muy ci wàllu fi ñu jaar ba yegg si ci politique en ce qui me concerne je n'ai jamais fait de la politique musuma koo def waaye dañoo nekk ci jamono boo xam ne ñun ñu nekk ay ndaw ay acteurs de développement suñuy waajur teg ñu ci yoon woo xam ne tey jii mën nañ ne lépp lu ñu mën wala lépp lu ñu am c'est grâce à eux parce que booy xool ci formation bi ñu jaar ci sunu waajur bu góor surtout formé ñu ci maanaam ci jàppale ay nit formé ñu ci taxawu maanaam ku nekk ci difficulté loolu gën ñu motiver ñu nekk ci benn gox boo xam ne mu ñu tuddee ko Kër Mbaye Fall Kër Mbaye Fall nag mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu am histoire la bu am taarix parce que mu ngi bokk ci commune Mbao mu am ay magu diine ñu fi ne ay jàmbaar yoo xam ne ñu ngi fi ay jaamukat yàlla nekk fi yàlla dogal ñu nekk ndaw ñu bokk nag ci famille bu am solo ndax man suma waajuru jigéen dafa bokk ci maanaam famille Sëñ Tuubaa ndax maam Balla Mbàkke moo meññ waajuru jigéen maanaam ñu koy wax maam Atta Mbàkke moo meññ suma waajuru jigéen donc kon danoo bokk foofu beneen bi ñu bokk ci famille bu am solo muy famille El Hadj Omar Foutiyou Tall ki nga xam ne mooy Alawar Tall nekk sunu maam jóge woon Fuuta ñëw fi nga xam ne mooy Jurbel ñëw di fi former tubloo fi ay catholique ak ay maanaam ñoo xam ne ay séeréer lañ nekkoon ci beneen diine donc loolu c'est une bonne formation dafa naa ku nekk ci loolu wala nga bokk ci famille yooyu tey jii lépp lu baax loo xam ne dañ koy def dañ la ci war a fekk donc ñu yàgg nag nekk ay ndaw nekk ci dëkk bi gis ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi fi sans ñuy xool ci ban position lañ ne waaye dañuy taxawaayu jàppale nit ñi parce que ci loolu dañ tàmbale di ci def ba tey jii ba fi ñu yegg si ndax sunu wayjur je pense que ne bi muy njëkk a def li nga xam ne mooy di def ay ndogu di ko joxe c'était vers les années 93 di ko togg di ko yóbbu ci jàkka yi
bokk na ci ñi njëkk maanaam jël initiative boobu di ko def di ko yóbbu ci jàkk yi di koor gu jot rek mu koy def di ko continuer ba tey jii mu suñu borom jëlee ko fi mu def ñaari at depuis maanaam ñaari at ci ren 25 décembre 2020 yàlla def mu génnoon àdduna ñu koy ñaan suñu borom xare ko àjjana te yéexe ñu ñun ñëpp. maanaam mu nekkoon góor goo xam ne góor gu dëggu la góor gu mën a tabax góor gu jàmbaare góor goo xam ne lépp luy diine rek moo ko ñor lépp loo xam ne day boole ay nit ci lu baax maanaam formation da ko daan def maanaam képp ku jaaxle woon ci moom la daan ñëw donc tànk yooyu ak taxawaay boobu lañ ci am beneen bi suñu wayjuru jigéen nekk ku jàmbaare nekk koo xam ne aussi liggéeykat la te koo xam ne kuy bañ la donc bi ñu duggee ci formation boobu nga xam ne doomu aadama tabax bi ñu lay tabax beneen bi ñu nekk nag ay taalibe Sëñ Tuubaa nekk taalibe Sëñ Tuubaa defe naa ne bi ñuy jaayante nekk ay xale yu ndaw bàyyi lépp loo xam ne musique la bàyyi lépp bokk ci une formation Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne Atou Diagne aussi ñu ngi koy ñaanal ndax ku jàmbaar la woon ci yoon bi def ay ndaw tabax ay ndaw yoo xam ne tey jii bu ñu ne Sénégal mënoo tudd modèle te waxoo modèle Hizbut Tarqiyyah donc mu nekk modèle d'homme modèle de personnalité yoo xam ne tey jii Sénégalais kuy jël référence di nga jël référence ci ñooñu donc 2003 ñu nekk ci loolu dem ziare fi Sëñ Saaliw donc en 2004 mu jox ñu 2 lettres de donc remerciement ñu nag ñu nekkaloon jox ñu tur aussi boo xam ne doon nañ ci liggéey muy Mafaatihul Bichri donc yooyu yëpp ay jaar-jaar lañ ginnaaw ci loolu nag ay at dox bañ fi ñu toll defe naa ne ci atum donc daaw ñu gis benn homme politique boo xam ne dañ ko naw gis ko ci jàmbaaram gis ko ci taxawaayam muy monsieur Thierno Alassane Sall di ko nuyu de passage ci taxawaayam ci Sénégal ci maanaam yëg-yëgam ci Sénégalais yi ci jàmbaaram ci maanaam bëgg li nga xam ne mooy patrie li nga xam ne mooy bëgg maanaam Sénégalais yi ci jàmbaaram ak taxawaayam ñu xool ci politique yëpp parce que am nañu woon opté woon nañ yeneen vision mais après loolu yëpp bi ñu xoolee Thierno gis ko ni mu taxee ak problème yi nga xam ne moo ko lié ak contrat yi Sénégal en tant que ministre de l'énergie mu démissionné de ses fonctions pour li nga xam ne mooy cause sénégalais yi pour li nga xam ne mooy intérêt Sénégal mu démissionné parce que gis na ne état bi dafa fayir ci mission mu xam ne lii bu toppee dana am ak ëllëg yàlla suñu borom lay ak sénégalais yi mu ne man de mënumaa dem ci ay fen kon naa bàyyi si la démissionné donc ci loolu mu taxawal benn parti en 2017 muy la République des valeurs ñu gis ko nag mu neex ñu lool li ñu fa yóbbu it mbiru yu doy waar la ndax mbiru yàlla la du nit moo ñu xëcc yóbbu ñu waaye ñun suñu yëg-yëg la ñu gis ko daal di recherche ba xam fam la ne waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan ak yàlla def ñu ñëw dugg ci biir li nga xam ne mooy liggéey boobu. macha allah Bamba foofu dañ fay def point tuuti ma bëggoon xam Bamba ñaata at la def ci politique bi avant muy daje ci Thierno Alassane. waaw Bamba li ma la wax sànq rek je n'ai jamais fait la politique parce que maanaam musul nekk suma maanaam suma bëgg-bëgg parce que dama doon dund leneen loo xam ne aussi nekkoon responsable moral doon jàppale ay ndaw di leen tàggat di maanaam di leen tàggat di leen jàngal li nga xam ne mooy alxuraan ak xasida parce que yàlla may nañu ci di former ay ndaw ba yàlla dogal li ma la ko waxee. waaw léegi kon Bamba kan moo ko war a boole ak Thierno Alassane ba mu gis ne liggéeyam bi rafet na ba mu ne taamu ko ne kii li ma bëgg ak moom lu mu bëgg méngoo nañ ba ñu war a dem. waaw Bamba li ko boole ak Thierno mooy yàlla suñu borom moo ñu boole ndax man du nit moo yëkkati ma ne ma nañ dem ci Thierno déedéet dama ko suivre ay intervention suivre ko ci aussi ak ay intervention yu bari ci wàllu pétrole beeg yooyu ma tëdd ba gudd ñu wan ma ko ne ma demal ànd ak moom. ma ànd ak moom nii la mbir mi demee ma xëy daal di def recherche dugg ci net bi wër République des valeurs ma wër tàppe kenn numéro am ko ma woo jot ko bi ñu waxee lu yàgg mu am ñu ma booleel fii au niveau de la commune de Mbao donc ñu nekk di ci dox ba ñu mobiliser nag ba dajale ay nit ñu bari ba ci local yi passé pratiquement mën naa ne bi ma tàmbalee dox ci politique ak léegi dañuy dugg rek juste que léegi xam naa mu am at parce que biñ ciy dugg daaw septembre la woon
donc septembre daaw lañu intégré sax maanaam nekk sympathisant woon yàlla dogal ci local yi passé ñu dem ànd ak li nga xam ne mooy République des Valeurs daal di ci liggéey bu am solo. waaw ñu def ci liggéey bu am solo ñu gis te tamit nga ànd ak ci benn ndaanaan bu mag muy Mamadou Ba moom mi bëggoon tamit nekk maire Mbao gis nga nekk ci ginnaawam def ci liggéey bu am solo Mamadou Ba fan ngeen jaar ba agsi fi. waaw loolu c'est une histoire boo xam ne tey jii il est important di nuyu tamit Mamadou Ba parce que Mamadou dafa nekk Allemagne man ma nekk Mbao yàlla def bi ki ma woo ba jot ko bi ma ko jotee ne ko dama bëggoon a bokk ci République des Valeurs mu daal ne ma loolu de dina ma neex laaj ma ban commune nga ne ma ne ko maa ngi Mbao mu ne ma Mbao de am nañ fa benn responsable bu fa ne mais est-ce que xam nga ko ma ne ko déedéet mu ne mu ngi tudd diw Mamadou Ba ne ma léegi dinaa ko woo jox ko sa numéro pour ngeen jotante ci diir boobu la ma woo jox ma numéro Mamadou jël sama numéro aussi jox ko Mamadou si lañ déggante bi ñu déggante aussi ma laaj ko mu ne man maa ngi Mbao wax ma fi mu dëkk man it ma ne ko maa ngi tel lieu si noonu la ñu commencé liggéey mu ne man maa ngi Allemagne mais dinaa ñëw d'ici 1 mois donc ci boobu lañ tàmbali déggante di waxtaan lu bari parce que ay ñu bokk ay goj ñoo mën a ànd bokk ay idéo ba tax bi ma wooyee ñu nekk ci di liggéey sur le terrain dem ba yàlla dogal ci jamono boobu mu wax ma bëgg-bëggam ci commune bi man it ma wax ko suma bëgg-bëgg ci commune ma ne ko acca nañ dem ànd liggéey donc ci noonu lañ àndee ba élection yi ñëw ñu investir ñu donc ma ne ko na doxal ñu ànd ak moom liggéey yàlla def ñu dem élection locale donc j'étais la tête de liste au niveau proportionnel moom mu nekkoon tête de liste au niveau majoritaire yàlla def ñu am benn conseil muy man ñu santee ko yàlla parce que c'était une première parce que liñ ko liggéey yàggul ci 3 mois 2 lañ ko préparé yàlla def loolu yëpp donc loolu moo waral suma xamante ak Mamadou mais xamante bi li ko waral ci Thierno la jóge parce que cofeel boobu la ñu bokkaat ñëw nekk benn commune ñu ànd ci nekk ci di ci liggéey. macha allah Mamadou Ba tamit nekk nit ku simple damay gis nit ñi bu ñuy campagne ñu bari day dugg seen oto taal nit ñi loxo mais moom day wàcc sur le terrain di dox ànd ak xale yeeg gone yi mais ba ngay gisee loolu Mamadou Ba di ko def yow ana ban yëg-yëg nga ci am. waaw c'est-à-dire que xam nga li ñuy wax la politique autrement parce que nous la République des Valeurs dañuy prôner beneen politique boo xam ne politique de développement donc politique boo xam ne maanaam yee nit ñi. parce que nekk un homme politique ne veut pas dire que ne da nga war a nekk sa biir oto da nga war a toog ci clim da nga war a non da nga war a liggéeyal les Sénégalais da nga war a liggéeyal Sénégalais yi ci lan ci développement da nga war a liggéeyal Sénégalais yi ci tabax réew mi parce que buñ la wóoloo ba dénk la mbir da nga ko war a def ak fierté da nga ko war a def ak maanaam bravo da nga ko war a def xam ne ñi la dénk mbir gënoo leen a yeeyoo place bi waaye dañ laa wóol te yàlla moo ko tudd jox la ko donc kon ñun lépp lu ñuy def du ñu jiital sunu bëgg-bëgg du ñu jiital sunu taxawaay du ñu jiital dara dañuy jiital rek que de maanaam lu ñu war a def la te ñun ñoo engagé wu c'est un sacerdoce boo xam ne ñun ñoo ko engagé wu pour def ko pour liggéeyal sunu gox donc moo tax képp koo gis ci République des Valeurs oyof dafa fekk ci moom parce que Thierno maanaam c'est un modèle de d'homme politique. parce que Thierno en tant que ministre kër gi mu nekkoon lu mu sa nekk musul changer këru boppam la nekk en tant que ministre garde corps du ko topp nga xool loolu c'est difficile dans ce monde où nous sommes aujourd'hui tey ji boo nekkee benn homme fort da ngay jéem a wane sa dayoo sa taxawaay mais République des Valeurs ay nit ñu discipliné ay nit ñu oyof ay nit ñoo xam ne yàlla ci boppam moo leen tàggat ci loolu donc kon ku woote valeur parce que valeur mooy lépp valeur boo ko xasee wax rek tënk nga lépp da nga jomb fen da nga jomb jëw da nga jomb lu ne da nga jomb maanaam def loo xam ne d'autre nature. lu amul valeur rek baaxul. lu amul valeur baaxul moo tax la République des Valeurs on prône donc une politique autrement moo tax sénégalais yi naan est-ce que li ngeen di woote mën na ne mais si c'est possible c'est fort possible parce que li fi sunuy maam bàyyi woon ba léegi mu ngi fi mais peut-être nit ñi ak seeni doxalin wala comportement yi ñuy dem ba yor ko. mooy tax mais xoolal ki fi nekk président tey avant lu mu doon woote te doon woote maanaam politique autrement yàlla def jox ko nguur mu soppeeku waaye bu ñu xoolee ci loolu war nañu jàngataat ki nga xam ne nekkoon na ci système boobu noonu nekk ministre 2 fois
nekkoon directeur fële nga xam ne mooy ASECNA nekk directeur ARTP fi mu jaar yëpp dafa soppi fa mu nekkoon nit ñi nga xam ne nekkuñu woon amuñu woon rigueur ci liggéey bi mu ñëw fexe ba rigueur am mu redresser li nga xam ne mooy entreprise yooyu donc yàlla def mu nekk ministre donc mu wanewaat beneen kéemtaan kon kooku noonu c'est un modèle de président de la République donc je pense que ne moom c'est le 5e président de la République du Sénégal te incha allah bu ngeen dencee vidéo bi fii ba 2024 vous en serez donc édifié sur cette chose. macha allah mu nekk loo xamante ne daanaka nit ñi commencé nañ ko wax ba di ko affiché sax Thierno 5e président mais Bamba ñu gis ne ndaw mbaaw yëpp presque dañ leen wóolu jox leen lépp su ngeen jógee ñu topp leen lan ngeen di promettre jeunes yi jeune mbaaw yi surtout. waaw loolu question bu ma neex la ndax tey jii ñun ay ndaw lañ comme ni ma la ko waxee bi ñu duggee ci politique yàggul mais nit ñi déggaloon nañu démb avant tey parce que boo xoolee mbaaw ci circonscription bi yëpp am nañ fay nit fu ne nit ñi wóolu nañ ñi mag ñi surtout dañuy wax ak ñoom dañuy composer ak ñoom parce que ñun ñu ngi ak ñoom ci lépp ñu ngi ànd ak ñoom ci social bi ñu ngi ànd ak ñoom ci lépp duñ leen seetaan benn yoon donc ñoom cër boobu ñu leen jox aussi dañu ko delloo parce que tey fu ñu wootee rek ñoom ñëpp dañuy wuy moo xam mag moo xam xale parce que loolu tamit lu ñuy lebal la waaye ñun it incha allah daañu leen ko fexee fay parce que dafa yombul jóg ñëpp jóg topp la loolu confiance la. waaye li ñu bëggoon defal ko commune Mbao mooy mairie bi lu ñu bëggoon yàlla jox ñu ko ba ñu mënoon liggéey mais yàlla def na ne mairie bi donc am na ku ko yor mais dañ koy ñaanal aussi parce que tamit bu réussir mission am réussiral na ko ñëpp mais li ñu yéene Mbao mooy benn vision bu ñu tuddee la vision 4M City faire de Mbao donc des villes city donc comme Kër Mbaye Fall City Zac Mbao City Petit Mbao City et Mbao City donc loolu lañ bëggoon programme boo xam ne dañ ko tënk ci lépp ci éducation ci santé ci lépp ñu tënk ko ba nga xam ne jox ko Sénégalais yi pour ñu mën koo jariñoo waaye yàlla dogal donc li muy dogal donc am na donc dañuy sant yàlla rek nam mat jaas yi te xam ne élection législative yi mu ngi ñëw te incha allah dañ ci fas yéene liggéey bu am solo incha allah. Bamba ñu dégg nga wax ci vision 4M vision 4M lan lay signifier 4M yi lan la ak city bi bëgg naa nga tojal ko nit ñi suñu déggul français lan mooy Mbao city boobu noonu pour nga leeral ko ñu déggul français. waaw DJ loolu defe naa ne yàgg ci campagne bi sax doon nañ ko gën a leeral mooy la vision 4M city c'est-à-dire que city en anglais c'est ville donc 4 villes donc yoo xam ne city maanaam 4 villes yoo xam ne moderne lay doon quoi 4M donc M bi mooy Mbao yi donc parce que boo jëlee Kër Mbaye Fall am na M nga jël Mbao am na M Petit Mbao am na M Zac Mbao am na M ñu jël composé loolu génne la vision 4M city donc M bi mooy Mbao bi parce que Mbao ñëwaat mooy la commune aussi donc city bi mooy ville boo xam ne ville yu mel ni comme New York City n'est-ce pas bu taaru ci bët ci lépp parce que loolu la ñu yéene woon population Mbao. macha allah loolu dana moxtaare lool ñu ne Bamba ak gox mi foo tëll ñu ne Bamba fan nga jaaree jeunesse Kër Mbaye Fall surtout mbër yi koo ci dékk micro ñu ne Bamba ñu ngi koy sant ñu koy gërëm Bamba fan nga jaar ak ñoom. waaw comme ni ma la wax rek sànq xam nga ñun yàlla dafa dogal suñu waajur moo ñu tàmmal loolu donc avant ñuy nekk dara sax wala avant ñuy prôner pour la politique dañ doon yëngu ci social te dañ ciy yëngu ba léegi naam amuñu dara waaye nag ñu ngi dimbali. parce que sunu waajur da nga daan gis nit ñi dañ daan ñëw di ko ci suuf mu fajtal sa soxla te kenn du ko yëg donc loolu da koo tàmm def donc beneen bi ñun dañoo am affinité ak ñëpp dëkk bi ñëpp la ñu am ak affinité fépp foo xam ne nit mu ngi fay dund di fa yeewoo ñu ngi séq ak yow lu baax ñu ngi séq ak yow teraanga ñu ngi séq ak yow lépp loo xam ne luy jëmale dëkk bi kanam la donc ci sunu taxawaay ak sunu bëgg-bëgg mooy représenter Mbao dignement représenter le Sénégal dignement fépp boo xam ne sénégalais mu ngi fay ne lépp loo xam ne luñ la mën a defal la ñu defal la ko beneen bi muy mbër yi sunu man ak ñoom démb doon parce que ñenn ñi sunuy rakk lañ
sunuy soppe lañ dañuy séq ak ñoom lu bari ñuy ñëw di ñu wax seeni bëgg-bëgg aussi ñu ciy taxaw parce que tamit nit boo nekk un acteur de développement amul lenn loo war a bàyyi lépp loo xam ne nit ñi am nañ ci yow yaakaar bu fekkee ne da nga koy mën a bokk ak ñoom da nga koy bokk ak ñoom donc loolu suñu taxawaay la parce que bu nit ñi yaakaaree ci yow il faut que ñuy ñëw ci yow donc bu fekkee ne donc doo leen defal dara duñ ànd ak yow mais tamit jàppalante la parce que nit boo nekkee ci gox defe naa ne te nga tane ay nit te tey lu ñu wax làmb dafa nekk sport de développement parce que tey ji bu jeunes yëpp amee ay licence ñu leen di bëreloo ñuy bëre parce que loolu c'est un contrat boo xam ne da leen di lié ak CNG ñu jàppale leen ci taxawu leen nga xam ne xale yi di mën a am ay combat régulièrement li nga xam ne mooy agression bi dina xaw wàññeeku xoolal fan yi li nga xam ne mooy agression bi dëkk bi foo tourné ñu ne rey nañ diw lan moo ko waral xaalis donc xaalis boobu war nañ ko xoolaat lan moo waral ñu dem ba maanaam di def acte yooyu te du loo xam ne maanaam en quelque sorte du ñuy tay la mais dafa dem ba xaalis daf leen jaral leen xaalis daf leen tàmmal ñuy def ba def acte yoo xam ne acte yu doy waar la nga xool ci benn semaine ñetti nit faatoondoo ci ñenn ñi ay coow yu ndaw donc il faut que les gens aussi wala l'État mu maanaam jël en charge ndaw ñi ci liggéey maanaam ci liggéey ci xëy mi xëyum ndaw ñu doon wax donc xale yi nañu liggéey ñu jox leen ay emploi da ngay gis koo xam ne day jàng ba noppi amul diplôme wala mu am diplôme mënutul liggéey nga gis koo xam ne day jàng pendant 20 ans mu pare mënul liggéey day nekk di chômer donc état bi war na xoolaat vulgariser li nga xam ne mooy système éducatif bi ba pare vulgariser li nga xam ne mooy xëyu ndaw ñi beneen bi on a un programme intitulé donc alliance pour une assemblée de rupture parce que l'Assemblée nationale moom mooy waxtaanee loi yi mooy voter yenn loi yi ak yenn budget yi donc ñoom tey jii ñi nga xam ne la ñu yaakaar pour ëllëg ñu doon suñuy député donc dañu war a nekk ay nit ñoo xam ne nit ñuy liggéey seen gox la donc defe naa ne loolu bu ko état bi defee wala nit ñi gën a xool ñan la ñuy dénk li nga xam ne mooy seen réew buñ ko defee rek soppeeku du naan incha allah. macha allah léegi ñu wax si insécurité bi tuuti avant ñu ñëw ci wàllum député yeeg yooyu insécurité bi tey jii nii gis nga ndaw yi lu ñuy faral di def yëpp yow tey boo leen doon jox conseil wala nga gis faay bi lan ngay wax président de la république fan la war a defar ba noppi. waaw xam nga tey jii boo xoolee xale yi ñenn insécurité lu ko waral mooy boo xoolee ñu ci bari léegi maanaam argent facile bi moo leen gënal parce que da ngay gis koo xam ne du xëy du liggéey. mais day bàyyi ba ngoon mu toog ci bopp koñ bi jigéen bu ko romb mu dogaale la nangu li nga yor boo bañee mu jam la donc agression la déjà ñëw na kooku da nga koy occuper d'abord boo ko occuper gañe nga ko beneen bi muy lan ñu ngi jaay li nga xam ne mooy sinébar di yamba parce que tey ji boo xoolee xale yu bëri loolu mooy seen problème yamba gi dañ koy tux di ko jaay dafa gën a tax maanaam xale yi maanaam di sóobu ci li nga xam ne mooy agression yi parce que tey imagine toi ki nga xam ne maanaam amul xëy mu nekk ci loolu jaral ko mu ci xëy muy jaay yàmba di ci xëy di ci sonn nga ñëw bëgg ko tere dara reyanteeg yow donc nañ occuper xale yi d'abord ci lan ci liggéey jàngal leen surtout parents yi aussi ñu jël seen responsabilité xale boo ko juree bu ko bàyyi muy dem fu ko neex bàyyi ko muy doxi fu ko neex mu dugg donc xoolal ñan la war a àndal surtout xale yu ndaw ñi ñooñu la ñu war a commencer yar parce que école yi tey maanaam enseignants yi seen rôle mooy jàngal xale bi encadrer ko mais bu jógee ci école bi fi mu jëm ci kër ga parents yi ñoo war a jël seen responsabilité donc état bi li muy def mooy jeunes yi mu leen diggoon liggéey na leen jox liggéey moo gën milliards yi ñuy jël di ko pasar di ko yàq ci réew mi xoolal en 2012 bi nga xam ne président de la république muy ñëw di jël réew mi ñu ngi amoon dette bu 6 milliards 6 000 milliards 6 000 milliards lañ tolloon actuellement on est à 14 000 milliards dette boobu fan lañ koy fayee kon fii ba ak président yi war a ñëwaat kon bor yi daf ñuy topp toujours léegi nag yaa ngi leb xaalis yaa ngi wut xaalis feneen mais xale yi fan nga leen di casé da ngay gis koo xam ne day jàng ba pare li ma wax sànq rek du am liggéey da ngay am say diplôme yëpp doo am foo casé wu donc yooyu aussi si. da nga bëgg a wax ni léegi diplôme ça veut rien dire quoi. waaw mais actuellement c'est ce qu'on peut dire parce que da ngay gis ñoo xam yow ñaata jeunes ñooy am seen diplôme dem di def ay ménébar parce que duñu am ci luñ jàpp ñenn ñu ngi ci liggéey ci boulangerie yi mais ñooñu tey ji am nañ seen diplôme mais nañ leen wut fuñ ne
mais tey jii ay emploi yoo xam ne da ngay wut maanaam li président Thierno Alassane Sall doon bañ ak li muy xeex mooy lan yow da ngay am sa diplôme ñu war laa jël ci fenn duñ la jël yow da ngay am sa xarit nga xam ne yow sa mbokk la wala sa dara amoo diplôme man ma am diplôme yow la ñuy jël loolu dafa doy waar donc bras long bon donc buñ tollee foofu day doy waar donc kon nañu xoolaat système bi dafa yàqu te ba léegi suñ ci continuer noonu lay gën a demee da ngay gis foo xam ne ña ko occupé mérité wuñ poste boobu donc buñ tollee foofu dina doy waar ci réew mi. waa seen parti bi ak coalition bi am na ci pexe pour loolu. waaw loolu nag saafara yi ci am leer na ñu ngi nekk sax tëral nañ maanaam aw doxalin woo xam ne incha allah fii ak ay fan dinañ leen génneel projet bi nga xam ne moom la ñu proposé Sénégalais yi ay borom xam-xam waxtaan nañ ci donc ba déggoo ci te incha allah buñ ko proposé Sénégalais yi dinañ ci kontaan incha allah. incha allah rabbi ñuy waajal élection war a dem xool ku ñuy tànn mu nekk député Bamba ndax da ngaa pare pour nekk loolu ndax dégg nañ ko ci for nañ ko ci ay nopp rek Bamba da nga pare pour nekk député. waaw xam nga député moom mooy ki nga xam ne day waxal aw askanam te ñun nag yeloo nañ ko ndax ci loolu la ñuy dox ci département bi aussi nekk nañ fi ndaw lañ te aussi ñu ngi woo ñëpp nag ñu ñëw jàppale ñu parce que incha allah avec le président donc Thierno Alassane Sall comme tête de liste de la coalition Aar Sénégal ki nga xam ne aussi mooy docteur Abdourahmane Diouf ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Sy ak juge Ibrahima Dam ak ki nga xam ne mooy Soda Ndiaye ak ñi nga xam ne mooy kii nga xam ne mooy Thierno Bocoum juge Montel donc Montel donc muy nekkoon député ci assemblée bi aussi ñu génn donc ñooñu ñëpp ñoo bokk ci coalition boobu donc ñun pare nañ di leen tàllal suñu loxo pour ngeen tabbuñu nag pour ngeen tabbuñu ñu représenter leen assemblée nationale parce que tey jii ay ndaw lañ te def nañ suñuy preuve nag def nañ suñuy preuve moo xam ne au niveau local comme au niveau national fi mu toll nii kon nag ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñu votel la coalition Aar Sénégal ñu votel ko jox ñu majorité à l'Assemblée nationale pour ñu mën leen a liggéeyal incha allah. macha allah kon dañuy waajal tëj émission bi rek di la jaajëfal bu baax a baax di la wax ni lan ngay wax site bi di IBTV yokk sa bànneex TV. waaw IBTV dama naan leen ñoom moom ca kaw lañ jëm ca kanam ndax incha allah xam naa ne li ñu war a liggéey ci ay projet ay programme incha allah daañu ci ànd ak yéen ci biir campagne bi ci au niveau national comme au niveau donc local fii ànd ceeg yéen maanaam ci liggéey boobu incha allah di leen ñaan rek ca kaw ca kanam parce que gis nañ ne yéen a ngi def liggéey bu am solo parce que tey jii lii nii bokk na ci loo xam ne dañ leen a war a valoriser. jàppale leen ngeen dem te incha allah ñun en tant que homme de développement dinañ ci jàpp ci site bi incha allah ba fa yeneen télé yi yegg ngeen yegg fa incha allah. ngay waajal événement bu rëy muy le 4. waaw lan nga ci wax. waaw di woo Sénégalais yëpp di woo waa commune Mbao di leen wax nag le 4 incha allah le 4 bii ñu jëm fii ci place publique bi ñu ngi woote benn daje boo xam ne dañu bëgg a waxtaan ak sunu waa commune. waxtaan ak ñoom parce que ñoo àndoon ak ñoom ci local yi bëgg leen a woo ñoom ñëpp ñu ñëw daje ñu liggéey waaj li nga xam ne mooy élection législative yi le 4 mu tombeek samedi donc à partir de 16h fii ci place publique gu Kër Mbaye Fall di ci woo Kër Mbaye Fall di ci woo Pikine di ci woo ñëpp képp ku bokk ci département bi woo nañ la ngeen ñëw ànd ak ñun ñu def li nga xam ne mooy lancement wu coalition Aar Sénégal fii ci commune Mbao donc di remobiliser leen ñëpp wax leen ne jox nañ leen dig daje le 4 incha allah di woo nag sama mbër yi di woo suma artistes yi ñëpp daal bàyyiwuma kenn donc wax nañ leen ne ñun daal bëgg nañu ànd ak ñëpp liggéey incha allah rabbi. waaw DJ Maurice kooku sama xarit la kooku moom lu mën a am rek moom la DJ Maurice kooku yàlla moo ñu boole te jàmbaar la. dama bëgg nga ñaanal ko si li la yàlla baaxee. waaw xam nga DJ Maurice waaw loolu moom waaw loolu xam nga loolu yàlla mooy may nit xam nga yàlla mooy may nit te sunuy maam loolu daanaka seen mbir la woon
yàlla def na nag aussi wax dëgg yàlla Sénégalais yi ñu bari xam nañ ñu ci donc dañ ci sant yàlla tamit parce que loolu yàlla moo koy def moo koy dogal ci nit ku mu ko def rek nga nangu ko kon ñu ngi ñaanal ñëpp rek di wax Maurice moom la ma ko waxoon rek maanaam Sénégalais yëpp danañ ko xam incha allah Sénégalais yëpp dinañ ko xam te ca kaw rek lay jëm moom dafa nekk koo xam ne ku disponible vraiment foo ko woo mu ñëw moom tànkam nu nit te it ku ma xamit moom moo tax quoi parce que moom day am nitam sax ñëw ne ko nañ dem ci diw tey jii bu nekkoon keneen bu ko neexee mu ne donc liggéey moo ñu boole woon pare nañ ci mais liggéey bi ñu boole woon ba tey dafa gën a dolli da ko gën a yaatal da ko gën a ñoŋ donc kon ñu nag moom incha allah jox nañ leen dig daje fii ba palais de la république di yóbbu président Thierno Alassane Sall muy dem donc di maanaam di def li nga xam ne mooy discours d'allocution pour nekk président de la république du Sénégal donc di leen wax ne na gaa yi waaj la coalition Aar Sénégal mooy coalition bi nga xam ne mooy coalition bu gën bi mooy coalition bu baax bi mooy ñi nga xam ne duñ dem assemblée nationale pour nelaw duñ dem assemblée nationale pour xeexante duñ dem assemblée pour jëwante duñ dem pour maanaam téye seen téléphone yi di ci fo duñ fa demit pour xeex une assemblée de rupture la ñu woote assemblée de rupture mooy beneen doxalinu assemblée teg ko ci xam-xam teg ko ci ay maanaam idées yu baax teg ko ci aussi tabax réew mi ba nga xam ne di fi nekk jóge fi tey ji boo xoolee kilo ceeb seer na diwlin seer na gaz seer na lépp cher donc loolu yëpp il faut que ñu revoir ko xoolaat yan système lañu mën a dox te am nañ ci yaakaar ne incha allah loolu dinañ ko réussir ci kàttanu yàlla. waaw maa ngi leen di jaajëfal di leen fay di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama wëllëri yi di sant donc sumay mbokk di sant suma wajuru jigéen donc di ñaanal ñëpp rek ñu am jàmm di remercier Mbaaw commune bi yëpp Mamadou nuyu naa ko Moustapha Ndour suma xarit Bassirou Gueye Mor Sow Tanday Niang Mbaaw ñëpp ñi ma àndal rek di liggéey parce que boo limee rek da ngay juum te boo juumee ñu mais kon ñi ñuy àndal di liggéey sur le terrain tous les jours ñu ngi leen di nuyu gërëm nag sant waa République des Valeurs plus particulièrement le président Thierno Alassane Sall ñu ngi leen jaajëfal bu baax.